Asalaamaaleykum, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen béggee bu baax a baax. Je vous retrouve encore une fois avec un immense plaisir sur votre chaîne A2S Pro. Continuez leen di abonné bës cloche de notification bi su ko defee bépp vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko am à temps réel. waaw dañu bëggoon a wax rek ci manifestation bi nga xam ne moom moo war a am mercredi 8 juin 2022 à la place de la nation ex-obélisque di sensibiliser toute la jeunesse sénégalaise di leen wax ñu dem ci manifestation bi teewee ko. C'est très important te bañ a déglu les manipulateurs de Benno Bokk Yaakaar ak ñi ñu àndal maa ngi gis ñuy manipuler naan leader yi duñu yóbbu seen doom. Macky Sall dama koy laaj moom ndax bi mu daan manifester temps yi Ablaye Wade ba gàddu mer gàddoom bi ndax daan na yóbbaale doomam mosuma gis Amadou Sall ci gannaaw mosuma gis Ibrahima ci gannaaw te manifestation yooyu noonu amoon na 11 morts. léegi nag moom li mu daan xeex démb moom la ñëw di def lu gën a pire loolu tey ba am benn manifestation bu amoon contre l'arrestation de Ousmane Sonko 14 personnes dee ci am benn gendarme GIGN bu ci loxoom dagg mu dàq ci ay nit ci administration bi toroxal leen capitaine Touré dàq ci Mohamed Kanté un jeune militaire. Limamoulaye Sow tamit ci manifestation lañ ko dàqee mooy bi Barthélémy Diaz di dem tribunal ànd ak Ousmane Sonko. su gaay mi ñëwee bëgg a dal ci kaw ful bi mu ñëw di calmer ñu ne ko yow da ngaa faral Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko dàq ko gendarmerie nationale. ñun bu ñuy xeex du dañuy xeex pour suñu intérêt personnel Sénégal yëpp la ñuy xeexal. Ousmane Sonko dafa sacrifier àddunaam pour Sénégal kon bu wootee da ngeen a war a ñëw yéen a tax Ousmane Sonko di xeex. Ousmane Sonko bu ko neexoon mu dem toog impôt et domaine gi mu nekkoon noppi comme ay moromam yu fa nekk instant bii nii am na ay inspecteur des impôts et domaines yu toog instant bii yore xaalis nekk ci conditions yi bien am na ñoo xam ne ñu ngi leen di ger ñuy jël xaalisu ger di ko lekk xaalisu réew mi toog am seen ay kër yu rafet yor seen ay oto yu rafet bu ñu bëggee tukki dem tukki nekk ci jàmm yëguñ dara ñoom ak seen njaboot mais moom il a préféré ñëw pour di leen xeexal pour ngeen mën a am un avenir meilleur parce que Sénégal dund bi ñuy dund nii dafa métti Macky Sall dafa ñëw ngeen fal ko démocratiquement mu jël démocratie bi ne daf koy agressé di ko agressé une agression boo xamante ni dafa violente képp koo xamante ni da nga nekk sénégalais am droit nekk candidat bu neexee Macky Sall daf lay recalé en collaboration ak ay paa yu jugem yu màgget yu dee yoo xam ne ñu ngi waaj a dee muy waa conseil constitutionnel ñoom la fay teg di leen jox ay instruction jël alal ju bëri jox leen te alal ju mu leen di géré yéen seen alal la ñuy def lu leen neex. xam ngeen tey ni ñu validé titulaire liste Yewwi Askan Wi loolu masul am ci histoire élection wu Sénégal c'est inacceptable loolu masul am. liste boo xam ne benn liste la war a am titulaire war a am ay suppléant nga éliminer titulaire yi bàyyi suppléant yi ñu dem bële nga ne da ngay éliminer suppléant yi bàyyi titulaire yi ñu dem parce que lu tax nga def ko xam nañ ko mooy liste bële nga bëgg a sauver mooy bu Benno Bokk Yaakaar parce que Macky Sall mooy président wu Benno Bokk Yaakaar ak APR parce que ñoom dañoo fauté respecté wuñ parité bi. respecté wuñ nombre de parrains yi ñu waroon a déposé 55 327 la ñu waroon a déposé ñu déposé 55 328 Antoine Diome ñëw sauvé leen génnee benn arrêté na léegi su fekkee ne parrainage bi dafa ëpp léegi wàññeetul dara du tax liste bi irrecevable ñu ne déetawaay ñu génnee waat leen beneen njaaxum bu ñu defaat mooy ne respecté wuñ parité bi donte man ànduma ci parité ànduma ci parrainage u Macky Sall bi parrainage moom ànd naa ci suñ toogoon waxtaanee ko defee ko ci façon boo xam ne day am transparence mu leer naññi ñu ñuy éliminer ñu xam nan lañ leen di éliminer ba pare élection dafa war a nekk loo xam ne dañoo war a may nit ñi possibilité pour ñu participer ci parce que élection c'est la fête de la démocratie quoi élection day dundal démocratie maanaam rejeter ay liste loolu warul nekk règle mais
exception la war a doon règle bi mooy nit ki def listam dafa war recevable mais teg sa ay pexe sa ay ndëgg sërëx pour toroxal ay nit pour humilier ay nit ñii ñooy bokk ñii duñ bokk ba yow nga tomber dans ton propre piège mooy ne respecté woo parité respecté woo parrainage su ngeen déggee may wax ci affaire ne man ànduma sax ci parité mooy ne Sénégal jigéen yàgg na fa yore ndomba tànk bu mag yàgg na fa am responsabilité bu nekk bépp responsabilité boo xamante ni góor mu ngi koy amee Sénégal ba mu des président jigéen amee na ko boo demee ci armée bi di nga fa fekk ay chef yoo xam ne voilà ay jigéen lañ ay gradé xam nga chef ay góor boo demee gendarmerie di nga fa fekk ay commandant yu jigéen boo demee di nga fekk ay commissaire ci police bi yu jigéen eaux et forêt di nga fa fekk ay responsable yoo xam ne ay jigéen lañ boo demee ci prison yi di nga fa fekk ay régisseurs yu jigéen muy administration pénitentiaire bi ah boo demee douane di nga fa fekk ay inspecteurs des impôts des inspecteurs des douanes yoo xam ne ay jigéen lañ boo demee boo demee impôt di nga fa fekk ay inspecteurs des impôts yoo xamante ni ay jigéen lañ fépp foo dem ci Sénégal di nga fa fekk ay jigéen kon ay affaire parité ay caaxaan la en tout cas képp koo xam ne am nga compétence pour jiite nga nekk góor nga nekk jigéen yëpp da nga war a jiitu lu tax ànduma ci mooy suñu aada nanguwu ko suñu diine nanguwul parité parce que ar-rijaalu xawaamuuna ala nisaa'i bima faddala allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfiqu min amwalihim xam nga donc kon yàlla bu demee ba wax loolu man ci loolu laa war a sukkandiku les hommes sont supérieurs aux femmes waaye supériorité boobu nekkut comme ne jigéen ñi dañ leen a war a toroxal wala amuñ benn droit xam nga amuñ benn àq ak benn yelleef yàlla moo njëkk a jox cër jigéen tuddee suratul nisaa yi jigéen surat des femmes Mariama yaay Jésus Christ mu tuddee ko saar muy suratu Mariam tagg ko ci alxuraan bi ay yoonu yoon xam nga donc kon jigéen vraiment am na cër mais suñ morphologie du benn moo tax yàlla na ar-rijaalu xawaamuuna ala nisaa du benn tey jii ko àndoon ak sa jabar ci mbedd mi tey ay agresseur ñëw di leen agressé lan la ñuy séntu ci ku góor ki ne moom moo war a taxaw défendre ku jigéen ki xeex ak moom boo tëddee sa néeg tamit guddi ay bandi ñëw dugg si kër gi ah pour bëgg a cambrioler kër gi ku góor ki xanaa du daw làqatu ji bàyyi ku jigéen ki dem ne mooy xeex ak bandi yi xam nga soo ànd ak sa jabar gis loo xam ne lu diis la lu ñu war a yenu est-ce que rafet na ci bët nga wax soxna si ne ko yenul affaire bi ku góor ki lépp lu jëm ci wàllu doole kañ ak wàllu force ci yow lañ koy séentoo kon góor ak jigéen du benn te góor mooy kilifa ci biir kër gi loolu la l'islam tëral loolu la suñ aada tëral moo tax man gëwma ay affaire parité donc parité ak ay parrainage warul yàq ñun suñ ay élection di ci indi ay problèmes yi nii di indi ay tension électorale yi ñu nekk tey Macky Sall daf ñoo delloo ginnaaw parce que dafa yàgg a am ci Sénégal ay nit di ci dee ay crise électorale loolu dañ ko waroon dépasser heure bii nii ki nga xam ne il est né 1 an après l'indépendance du Sénégal 1961 11 décembre 1961 la Macky Sall judd kooku tey dañoo waroon a séntu ci moom rupture mais dafa wor Sénégalais yi dafa wan Sénégalais yi benn kanam boo xamante ni melul noonu du noonu la mel dafa ñëw wane yaru wane baax ndeke ku bon la ñëw yàq Sénégal nekk ku soxor koo xam ne lu mu xam mooy xeex nit toroxal nit ku àndut ak moom koo xam ne nit ku am ambition comme moom dina la iñaane ba faagaagal la tous les moyens sont bons pour mu yàq sa àdduna yéen xale yi nga xam ne ñu ngi leen di utiliser naan leen dem leen ci réseaux sociaux yi ngeen wax ne Ousmane Sonko du génnee doomam ak yeneen leaders yi Ousmane Sonko lañ gën a yàpp parce que Ousmane Sonko mooy seen problème du Ousmane Sonko la ñuy xeexal ñun xale yi koy wax ñu ci bëri maa ngi ci gis benn xale boo xam ne mu ngi def benn vidéo benn jeune mais il est inconscient quoi xam nga dañ leen di manipuler rek boo gisee mag nga tilim ba bëgg a dee yow doomi Mimi Touré da laa gën yow doomi Mimi Touré condition yi mu nekk yow nekkoo ci te pourtant amul dara lu mu la gënee yaayam ministre la nii rek nekk ci gouvernement ci salaire am rek la war a yem warul nekk milliardaire doomu Amadou Ba bi nga xam ne biñ génnee këram gi moo gën a rafet sax palais présidentiel bi est-ce que dafa war a nekk ci condition yu gën yow yoo xamante ni yow doo ci nekk te sa réew am lépp am pétrole am gaz am or am fer am géej
am lépp lu tax yow nga war a nekk ci conditions yi bien gaz baak pétrole bi Macky Sall dafa jël rakam defal ko décret mu ànd ak benn tubaab en complicité ak benn tubaab Frank Timis dem jaay ko 6 000 milliards jël ko def ko ci seen poche sa rakk yi dem école yow xale boobu noonu sa rakk yi dem école primaire ci yenn dëkk àll yi ci abri provisoire dañuy jànge ay sàkket di teglante ay mool di ci toog am na village yoo xam ne amul sax poste de santé bay am hôpital jigéen ñi ñu ngi accoucher ci ay charrette jigéen ñi ñu ngi accoucher di dee ci accouchement perdre la vie en donnant la vie suñu hôpitaux yi amul plateau médical bu baax digne de ce nom ku feebar soo demee ci hôpitaux yi da ngay dee hôpitaux yi sax ñoo gën a feebar parce que hôpitaux yi dafa salte amuñ ay médecins yu doy amuñ ay spécialistes xoolal scandale bi am Tivaouane yàggul dara ay liir yu dee 11 liir am sax ñu wax ne 17 liir la ci lan co-circuit ndax installation bi baaxul pendant ce temps ñëw Macky Sall ñu ngi dawal ay oto yoo xam ne valeur ay milliards la Amadou Sall keroog bi muy ñëw ci stade bi di seetaan si match Égypte ak Sénégal stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio Range Rover bi mu indi valeur ay millions la fan la ko jëlee liggéeyul dara parce que baayam mooy président ñu jël xaalis bi nga xam ne mooy suñu xaalis di l'argent du contribuable jox ko ci caisse noire si lay jox doomam ji xaalis bu bëri kooku lan la gënee yow gëneewu la dara seen doom yi si conditions yi bien lañ nekk duñ fi jàngee buñ feebaree duñ fi fajoo ay Canada la ñuy jàngee ay États-Unis ay France ñu leen di yónnee xaalis bu weex tàll bu weer dee seen doom yaa ngi nekk ci internet di génnee ay liaas doomi Mame Boye Diao def na ko fi doomi Aly Ngouille Ndiaye def na ko fi di leen saaga ñuy ñëw di leen utiliser naan leen bu ngeen génnee Ousmane Sonko ngeen di xeexal ban xeexal Ousmane Sonko lu tax muy sonn yëpp pour Sénégal dafa am benn programme boo xamante ni daf ko yéene Sénégal muy le don de soi bés bu jotoon ci Sénégal tey dootu ngeen duggati ci gaal yi di dee ci biir ndox mi naan da ngeen dem Europe am ñoo xam ne dañuy des ci biir géej gi am ñoo xam ne danañ àgg bu ñu àggee ñu soppi leen def leen jàmm parce que bu njëkk ba bu ñu daan def jàmm suñ temps yi esclavage bi ak suñ maam yi dañ ñu doon takk ay chaîne fii nii dañuy diri di dóor mais léegi mentalement ak moralement lañ lay torturer loolu lu ko gën a métti li gën kañ mooy nga toog sa dëkk réussir fa liggéey nekk ci conditions yi bien xaalis bu ñuy jël di ko pasaree di yàq ak xaalis bu ñuy sàcc def ay détournement de deniers publics xaalis boobu bu ñu industrialiser woon dëkk bi daf tabaxal leen ay école de métier ku nekk am métier boo amee sa certificat wala nga am sa bac pro nga génn dem ci li nga spécialisé wu métier bi nga am compétence nga liggéey ko ci biir dëkk bi ba pare di dund bu teey mais yéen lekku leen naanu leen Sénégal a ngi métti dund gi cher ceeb cher diwlin cher courant cher ndox cher eau potable sax problème la ba pare mu cher maanaam amu leen ndox mu baax mu ngeen naan ba pare bu facture yi ñëwee ngeen bëgg a dee seen yaay yi am ay problème bu ñu yeewoo yenu ay pan di dem ay marché géej di jënd di jaayaat ñii yore ay table di jaay am ay xale yu nekk ci autoroute bi di jaay ay ndaamaraas ñii di jaay ay mbuus ci mbedd façon liggéey yooyu région yi boo demee ñu bëri Jakarta la ñuy dawal pour ñu wàcc am benn 2000 francs bu mat problème la pendant ce temps ñi ñu jiite ñoom ñu ngi ci conditions yi bien ñu leen di utiliser naan dem leen ngeen sensibiliser seen moromu xale yi na leen bu ñu génn parce que Ousmane Sonko du génnee doomam ñan ñooy recruter nervi yi waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñooy recruteuru nervi yi lu tax waxoo leen ne leen yéen dem leen recruter seen doom yi mais ñoom recruter wuñ seen ay doomi jàmbur yu nekk ci banlieue bi yu vulnérable yoo xam ne dañoo sàcc seen xaalis ba pare seen xaalis bu ñu sàcc la ñuy ñëw di leen ko fayaatee pour ñu dem di dal ci ay manifestants yoo xam ne dañoo am droit pour manifester wu parce que constitution bi moo leen wax ne leen su ngeen amee lu leen neex wala lu leen naqari am ngeen droit ngeen dem yëgal ko autorité administrative bi préfet wala sous préfet mu wax leen ne leen heure bii ngeen di commencer heure bii ngeen di jeexal ba pare boole leen ak force de l'ordre yi ñu encadrer leen loolu c'est un droit fondamental c'est un droit constitutionnel léegi nag ñooñu la ñuy jël utiliser leen ne leen dem leen ngeen dal ci kaw opposition bi nga xam ne defuñu leen dara violence buy am ci géewu politique bi yëpp ci Macky Sall lay jógee ko ak waa këram
waa opposition bi mosu ñoo créé benn violence Ousmane Sonko wax na ko sànq ci conférence de presse bi nee na fan ngeen mës a gisagum waa Benno Bokk Yaakaar di def seen benn manifestation opposition bi recruter ay nervi ne dama leen yàq ko wala dama leen sànni leen xeer mais heure bu opposition bi génnee ne dañuy manifester ñu ne ñoom dañuy def contre manifestation loolu pour lan la moo tax comme li leen Khalifa Sall wax ak li leen Ousmane Sonko wax bu leen tooñ kenn bu leen provoquer kenn manifestation pacifique la ñu oote na ngeen ñëw ñu def suñu manifestation pacifique wan Macky Sall suñu mécontentement ci nu mu yoree réew mi ak forfaiture bi mu nekkee ak jaay doole gi mu nekkee ak dictature bu mu bëgg installer Sénégal avertir ko lii avertissement la wan ko ne ko carrément am na foo xam ne bés bu ñu fa àggeeg moom liy tooy ci moom lay jógee parce que le peuple est souverain Moussa Fall mi mu recruter teg gendarmerie def ko haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire jox ko ay armes pour muy mate nit ñi jàpp na tey bu manifestation amee wala soulèvement populaire am Moussa Fall mën na mate nit ñi day nax boppam peuple bi moo ëpp doole ñëpp peuple bi la votel teg la fa bés bu ñu la fa bëggee jëlee dañ la fay jëlee ñoom Ousmane Sonko nag dafa am lu ñuy seet parce que tey Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne manipulation bi dafa faa bëri naa fex gi dafa faa bëri Macky Sall day toog di def lu ko neex kenn du ko wax dara di tooñ nit ñi di tere ay nit pour ñu bokk ci élection ñoo xam dañoo am droit bokk ci élection bu nit ñi génnee ne dañuy manifester ñu ne da ngeen a bëri problème da ngeen a bëri fitna te fitna bi fu muy jógee ko ñëpp xam nañ ko mais kenn amul courage pour wax ko mais ñi nga xam ne ñoom la ñuy teg injustice ñoom ñooy génn di résister ñu naan leen da ngeen a bëri fitna mais loolu mooy lan loolu naa fekk mënta weesu lool parce que Macky Sall mooy président parce que am na ñoo xamante ni mu ngi yore xaalis bu bëri bu mu leen di jox di leen ko ger ay gros bonnet ay grosse pointure yu nekk Sénégal parce que ñoom Ousmane Sonko yoruñ nguur Ousmane Sonko bu nekk toon koo xamante ni nitu jàmm la mais ku noonu Macky Sall jógee na Sénégal bu yàgg parce que jekk woon nañ ko ci mois de mars bi jekk woon nañ ko ba war ko déloger ci palais bi bam ne nañ ko gaareel avion pour mu dem Abidjan Ousmane Sonko ne moom bëggul jotee noonu pouvoir daf ko bëgg a jot légalement démocratiquement kon kooku kan moo ko gën a nekk nitu jàmm ñu amul jàmm kañ mooy ñi nga xamante ni dañuy tooñ conseil constitutionnel manipuler nañ leen ñu ngi nekk ay complice u Macky Sall ba invalider liste titulaire opposition bi nga xam ne ñoom ñoo gën a am représentativité éliminer leen ñoom ñëpp ñoom Malick Gakou ak Ousmane Sonko ak Déthié Fall ak Aïda Mbodj ak ñoom ñëpp ñu ne leen yéen du ngeen nekk candidat ci ay caaxaan ci ay tappale pour lan sauver liste Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne dafa irrecevable loolu lan moo ko gën a grave te waa ji bi mu toogee ba léegi ci loolu rek la nekk moom day bàkku naan moo am doole moom la nit ñi àndal li mu fi def kenn defu ko nee na prédécesseur mi sax moo leen man nee na moom du moroomu sax prédécesseur mi Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade waaw léegi kon yow lan ngay ragalee ba élection bu jotee ngay def ay pexe pour ne nit ñi duñ ci bokk ba pare doo respecter le calendrier électoral les règles du jeu doo ko respecter doo organiser élection yi dans les règles de l'art ku bëgg a bokk sénégalais yi tànn mais xam nga ne tu es impopulaire sénégalais yi bëggatuñ la nga ne yow da ngay confisquer voix wu sénégalais yi ay nit bëgg benn candidat ne candidat bii lañ bëgg a votel moo ñu doy ci suñu gox nga ne kii doo leen ko fi votelee xañ leen seen ay carte d'identité ba pare invalider liste seen candidat defoon na ko ci élection locale yi ñëwaat na ci législative yi defaat ko te suñ ko mayee mu continuer li muy def nii présidentielle ay ñoom Ousmane Sonko ñi ñëpp duñ bokk ba si ñoom Khalifa Sall parce que rendre na Khalifa Sall inéligible ak ñoom Karim Wade ak ñeneen kon nañ ko wan suñ doole tirer la sonnette d'alarme kilifa yi nag maa leen di lancer appel yi nekk Sénégal gis nga nañ bàyyi seetaan bi luy raam ci ñag bi la jëm am na yoo xam ne mënta continuer de Macky Sall lu mu bëgg installer Sénégal mënul nekk de ñu fal ko constitution bi kenn amul droit def ñetti mandat mu bëgg a toog ci nguur gi éterniser wu loolu moo tax muy def yu muy def nii yëpp di def lu ko neex di xañ nit ñi seen àq ak seen yelleef di jàpp nit ñi di dóor di jàpp nit ñi di tëj kaso gaayam yi luñ def dara du leen dal dara du leen ci fekk bu ñu rayee nit bu ñu jaayee drogue bu ñu trafiqué faux billets bu ñu trafiqué passeport diplomatique bu ñu defee détournement de deniers publics
luñ manti def dara du leen ci fekk Sénégal Macky Sall daf ko xaaj daf ko ñaari Sénégal bu ànd ak Macky Sall ak bi àndut ak Macky Sall ku ànd ak Macky Sall lu la neex def dara du la ci fekk boo àndut ak moom dañuy ut luñ la takkal dal ci sa kaw pour jéem la tëj ci kaso bi pendant ce temps ñi nga xam ne ñoom ñoo yeeyoo kaso di ñi nga xam ne c'est des trafiquants de faux billets ñi nga xamante ni c'est des trafiquants de drogue comme commissaire Keita mi nga xam ne receleur drogue la nekkoon commissaire Ocortis di benn brigade boo xam ne da doon xeex drogue ñuy jël drogue bi war ko incinérer mu jël drogue bi moom di ko remplacer ak farine incinérer farine bi jël drogue bi recycler ko dugalaat ko ci marché bi di ko jaay Macky Sall bi mu ñëwee 2012 moom la njëkk a dàq ci administration bi tey jii am na fi ko Macky Sall téye mu ñëw ne day sosal Ousmane Sonko di fenal Ousmane Sonko ci mag mu toll ni moom doomam la nit ñi ruus mooy Jacques nga xam ne moom patriote la xam nga Ousmane Sonko la gis boppam ci projet bi la gis boppam te nëbbatuwul loolu moo tax patriote yi sax ñu bëri xam nga attaqué wuñ ko ni ñu ko war a attaqué mais dafa am mag ñoo xam ne tey ñoo yàq Sénégal te ñooñu tey dañoo war a xeex ak ñoom ba yóbbu leen retraite jël réew mi jox ko ay xale yu ndaw ñu defar réew mi ay xale yu jub yoo xamante ni bu ñu ñëwee don de soi la ñuy indi lu ñëpp bokk ñu jot Sénégal richesse kese la suñ géej gaa ngi ni ñu jël ko jaay ko chinois yi jaay ko français yi l'une des côtes les plus poissonneuses du monde ñun mënuñoo am sax yaabooy bu ñu lekk suñ phosphate bi ñu ngi koy jël di ko dugal ci ay train di yóbbu diggante Taïba ak port train bi day dem ak ñëw te xamuñ fan la jëm suñ or bi bu Sabodala bi avion day ñëw roñ yóbbu dem xamuñ fan la jëm mas ngeen a am benn ministre des mines wala benn président bu ñëw di leen jox information ci or bi suñ pétrole baa ngi nii ñu ngi koy commencé jaay déjà waxoon naa leen sànq ne Aliou Sall jaay na ko ba pare mook Franck Timis gaz bi tubaab yaa ngi ñëw di ko xëccoo gis ngeen chancelier allemand bi ñëwoon na fa mooy Olaf Scholz ñëw na fa di waxaale gaz bi xam nga am richesse te mënoo see jëriñu pauvreté bi gën a yokk nit ñi di feebar di dee ci yu ñàkk fayda ci ay accouchement perdre la vie en donnant la vie loolu kenn deewatu ci réew yu baax ñoom daal ñoom ñooy am ay milliards ñooy naat ñun duñu naat loolu moo tax nag ñoom ñi mu àndal ñëpp ak ay transhumants ak ay nit ñu bonam toog ne réew mi duñ ko bàyyee kenn ñoom ñoo fas yéene toog di nekk ci réew mi di dund si suñ kaw di suce suñ ay sang ba faw ñi àndoon nag moom ca temps yi Abdoulaye Wade ñëwaat nañ ñoom ñëpp kon déjà ñoom depuis 2000 ba léegi ñu ngi ci nguur ñoom Macky Sall depuis 2000 ba léegi mu ngi ci nguur 3 ans rek la toog nekkul ci nguur mooy mu amee ak Abdoulaye Wade problème wala 4 ans 2008 ba 2012 mu nekk président ñi ko doon xeex ñëpp jaxase ko ak Abdoulaye Wade ñëpp dawaat nañ ñëwaat àndaat ak moom di gouverner ñi ko doon saaga démb ñu ngi ñëwaat di ko tagg di saaga ñoom Ousmane Sonko léegi ñoom rek ñoo war a nekk ci nguur gi parce que nguur gi dafa neex avantage ak privilège ak prestige bi ak honneur yi moo tax ñu ne duñ bàyyi nguur gi luy indi jàmm Sénégal ñoom xam nañ ko mooy ak luy indi stabilité mooy ku nekk na nga ñëw def sa ñaari mandat nga dem sa yoon mais fu mu nekk nii ñoom ñëpp tey ñi doon xeex mandat wu Ablaye Wade bi ñi doon xeex 3e mandat wu Ablaye Wade bi sax ñu ngi toog ñoom di cautionner le 3e mandat de Macky Sall duñ wax sax le 3e mandat parce que àgguñ foofu président Ousmane Sonko nee na nañuy wax la 3e candidature amu ci droit léegi dañoo bëgg ñoom toog di gën a naat di ñu gën a appauvrir seen doom yi di riche ñoom ñii riche ñu nekk ci jàmm tabax seen ay kër rafet di dawal seen ay oto suñ feebaree dem France faju ji ak Canada wala États-Unis seen doom yi di fa jàngee di am ay diplômes yoo xam ne suñ doom yi mënuñoo jàngee ci conditions yooyu noonu parce que suñ doom yi mënuñoo jàngee dans les universités les plus prestigieuses du monde seen doom yi ñoo fay jàngee te l'argent du contribuable dañ koy defee parce que ñoom amul kenn ku ci juddu fekk sa baay am ay milliards ñoom ñu ci ëpp tey ils sont issus des familles très pauvres modestes comme la mienne ñi dañ doon dox di jàng seen dàll yi di dagg ci dëkk àll yi ñu si bëri ci village yi lañ jógee doon jàng ci conditions yi méttee métti
jàng nag ba am sa ay diplôme mérité nga nag am poste liggéey mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ba pare nga yem ci sa salaire ak say indemnité mais pas nga jël xaalis sénégalais yi di ko lekk yow kenn ak sa njaboot sénégalais bu wax nga génn saaga boole ko ak arrogance ak violence boo xamante ni kenn mënu laa wax ban façon violence la léegi bu nit ñi di résister nag di bañ di kaas naafeq yi ak seytaane yi génn naan ñu yéen da ngeen a bëri fitna ñi nekk Europe sax bu ñuy génn di oote manifestation ñu naan leen yéen a ngi nekk Europe lu tax ñëw leen mel ni manifestation ku fa dem da ngaa war a dee mais dëkk bu jaar yoon manifestation pacifique bu fa amee mais kenn waru ci xoosu sax bay gaañu waxuma laa ngay dee kenn waru fa xoosu kenn waru fa damm banaan da ngay dee parce que ñoom ñoo fi nekk di ay manifestation ñoo fi nekk di provoquer nit ñi di leen pousser pour ñu wàcc tali bi di taal ay pneu ñoom ñoo koy def ñooy créer conditions yooyu noonu xam nga Macky Sall lu muy def nii Sénégalais yi dañoo mën a muñ rek dañu nekk benn peuple passif mais am na dëkk Afrique yu bëri tàkk na ndax li Macky Sall di def nii Macky Sall du gor jaam la dafa bett Sénégalais yi dafa wor Sénégalais yi li mu waxaale woon ak Sénégalais yi defu ci dara ñëpp toog di ko seetaan ku nekk nag da nga jël sa responsabilité bopp ku jàpp ne Ousmane Sonko moo tax ngay génn di xeex da ngay nax sa bopp kenn ku nekk am nga droit nga engagé wu pour sa dëkk yonent bi nee na ubul watani minal iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk man mën naa jóg xeexal sama réew te sax du ma ànd ak Ousmane Sonko wala du ma ànd ak Khalifa Sall wala du ma ànd ak kenn ci opposition mais Macky Sall nu muy doxalee laay gis ne teguwul ci yoon même bu ma bokkoon ci partem sax xam nga ma gis ne kii ni muy doxalee jaarul yoon damaa war a génn manifester ko mais dans les plus grandes démocraties da ngay bokk ak nit parti muy def loo xamante ni jaaduwul du intérêt réew mi nga génn dal ci kawam ay affaire yu partisan yooyu la ñu war a dépasser ma jeexalee rek ci li nga xam ne moom mooy élection législative yi comme conseil constitutionnel def nañ li ñuy def ba pare en complicité ak Macky Sall ak Antoine Diome bi nga xam ne Macky Sall moom daf ko jël daf ko bras armé contre l'opposition muy def lu bon rek ñu ko xam ñëpp lu bon lañ ko xamee bi mu nekkee substitut procureur daaneel nag Karim Wade ñëw nekk agent judiciaire de l'État daaneel Khalifa Sall ñu indi ko ministère de l'Intérieur Ousmane Sonko moo ko tëba léegi parce que loolu moo taxoon ñu teg ko fa pour mu jéem a dissoudre parti Pastef bi lu nekk mu ngi koy def nag donc éliminé na liste titulaire bi ñu ne suppléants yi ñooy dem lu mas am ci Sénégal expert électoral yëpp wax nañ ko ñoom dañoo jaaxle sax ak juristes yi nee nañ lii c'est du jamais vu àdduna bi masul am fenn maa ngi dégg sax am ñuy wax ne ëllëg bu élection amee nañ bàyyi kon nit ñëw indi ay titulaire rek déposé bañ see boole ay suppléants wala nga indi ay suppléants rek déposé léegi tey bu fekkoon nit dafa génn àdduna tey ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy titulaires yi ñu bàyyi ñu dem ñoom Mimi Touré dañ leen a sauver parce que dafa bëgg Mimi Touré gagné mu yóbbu ko assemblée nationale wala mu def ko premier ministre léegi gagné boo xamante ni yow da ngay forcer nit ñi pour gagner par force mais ñeme woo bëreeg ñi nga bëgg a bëreel mais gagné bala moo neex day légitime da ngay bëreeg nit ñi nga xam ne da nga jàpp ne yow yaa leen man soo leen manee nga daan leen loolu moo neex ñu ne kat waa Benno Bokk Yaakaar ñoo doon jongante ak waa Yewwi Askan Wi ñoo mën waa Yewwi Askan Wi gagné nañ leen mais defuñ loolu léegi Mimi Touré sauvé nañ ko mu jàll ñu recalé ñoom Ousmane Sonko grawul comme nee nañ suppléants yi ñooy dem te conseil constitutionnel bu xasee ba génnee décision yam kenn mënu ko contester parce que mënoo amul benn juridiction bu ko tiim boo xam ne mën nga fa dem ngay def ay appel ak yooyu noonu quoi wala ngay def ay recours léegi ku amul yaay namp maam xam nga nañu battre campagne ba mu saf sap waa Yewwi Askan Wi am na département yoo xamante ni bon seen liste titulaire yi jàll na fa ak seen liste yi baax na ñu campagne fa ba pare campagnal waa kii nu mu tuddati sax waa wàllu ci liste nationale bi pour opposition bi gagné mais su may wax opposition bi nag boole ma ci waa aar parce que ñooñu du ñu ay opposants ñooñu vraiment man mënuma leen a comprendre quoi xam nga mënuma leen a comprendre parce que ñoom benn problème lañ am mooy Yewwi Askan Wi rawatina ak Ousmane Sonko te defe naa ne Ousmane Sonko bu nekkatoon Yewwi Askan Wi sax du garaaw Ousmane Sonko bu amoon beneen coalition boobu la ñuy attaqué du ñu attaqué Yewwi Askan Wi mais Ousmane Sonko lu mu nekk Yewwi Askan Wi moo tax te ñoom dañoo jàpp ne il faut ñu éliminer Ousmane Sonko pour ñoom ñu mën a jël place Ousmane Sonko mel ni Ousmane Sonko mel mais loolu du mas a nekk parce que yàlla mooy def lu muy def ci nit ba pare te bu ko xasee ba dogal ba pare jeex na
zalika fadlullah yuti man yasha wallahu zul fadlul azim. kon nañu jóg ñun ñëpp éliminer ñoom Ousmane Sonko ci liste bi mënul tax ñu bàyyindiku bu ñu bàyyindiku nañ jóg massivement ñu sanctionner liste Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ay góor jigéen la ñuy promouvoir ci dëkk ba ku leen votel góor jigéen ñi nga votel yaa ngi may doole góor jigéen parce que Macky Sall liggéeyam yëpp pour dooleel góor jigéen Sénégal la parce que mu ngi recevoir ay góor jigéen ak ay lesbiennes ci palais bi kon région yëpp nag nañ jóg taxaw takku Sénégal yëpp ñu préparer dem ci manifestation bi man manifestation bi sax su ma sañoon du nekk Dakar kese région bu nekk dañuy organiser seen manifestation bopp mu nekk boo xam ne national lay nekk ñëpp manifester wu parce que région yi ñuy oo du ñëpp ñoo am ay moyens pour dugg ci car yi pour départ am na ay bonne volonté yoo xam ne nag mën nañoo jëlal nit ñi car sax quoi pour ñu ñëw assister ko mais am na ñoo xam ne dañuy sonn quoi aller retour Dakar am na ñoo xam ne amuñ fa ay mbokk buñ demee fu ñuy dal duñ ko am lekk geeg naan bi day nekk ay jafe-jafe moo tax su ma sañoon manifestation bi sax kenn ku nekk fa nga nekk foofu nga koy defee ñu wan Macky Sall ne ko les Sénégalais sont prêts la jeunesse est prête pour bés boo naree forcé ne da nga fiy toog par force éternellement dinañ dal sa kaw kon daal jeunesse bi bu leen déglu benn xale bu inconscient boo xam ne dañ koy manipuler naan ñoom Ousmane Sonko génneewuñ seen doom yi ñoom masuñoo génnee seen doom ñoom ñu ngi jël ay doomi jàmbur di leen def ay nervi voilà bu leen provoqué kenn nag ci nervi mais nervi moom moog mbaama yem ak kaña yet rek dóor voilà bés bu ñu ñëwee nag attaqué leen na ngeen riposter mais bu leen attaqué kenn loolu la leen leader yëpp digal loolu la leen président Ousmane Sonko digal kon rendez-vous est donné mercredi 8 incha allah 8 juillet non 8 juin autant pour moi 2022 à la place de la nation na ko ñëpp teewee avec une forte mobilisation asalaamaaleykum wa rahmatullah